bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil arifin wa imam as-siddiqin mawlana abil abbas Ahmad ibn Muhammad at-Tijani wa khulafaa'ihi al-muhtadiina wa ahli tariiqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina khaasatan saahibul kitaabi sayyidi wa qurratu ayni al-imaam Salaahuddin at-Tijani wa jamii' ahbaabihi wal muntasibiina amma ba'du qaala radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa 'annaa bihi في الكنز في كتابه الكنوز العشرة في الكنز الأول وفي فصل عموم الرحمة فحقيقة الأمر أن الله تعالى عين الهادي والمضل فهو المتجلي في الصورة المحمدية بالهداية لحصول السعادة لأهل اليمين وهو المتجلي في الصورة الإبليسية بالغواية لحصول الشقاوة لأهل الشمال وهو المتجلي في صور أهل السعادة وصور أهل الشقاوة كما أنه المتجلي في الهداية والغواية نفسها ولهذا وسعت رحمته كل شيء لأنه حقيقة كل شيء فلا وجود لشيء إلا بوجوده سبحانه وتعالى فهو حقيقة كل موجود قوله تعالى loolu lañ gisoon loolu lañ gisoon ci jotaay bi weesu moom la ñu yaataloon ci ne moom borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam dëgg-dëgg mbir yi ni mu nekkee loolu mooy réalité bi mooy xaqiiqa yi xaqiiqa boo ko déggee mooy loo xamante ne du soppeeku maanaam dëgg la goo xamante ne dafa sax parce que dafa am loo xamante ne xaqiiqatun saabita la maanaam ak dëgg la goo xamante ne dafa sax léegi mu am loo xamante ne nag léegi day mën nay soppeeku loolu mën nay changer di tourner di soppeeku di évoluer selon ni nga koy gisee par exemple ñun kenn ku ci nekk sa xaqiiqa du soppeeku comme ñun kenn ku ci nekk ci ñun sa réalité sa vérité du soppeeku voilà vérité absolue du soppeeku comme liy soppeeku ci nit ki leneen la mais vérité tout le temps mêmeté lay doon voilà vérité foo ko fekk mêmeté lay doon maanaam mêmeté mooy loo xam ne dañ naan c'est la même chose voilà mooy lii tax nit ki di mën di wax tout le temps man loolu ci nit ki jamais mu soppe bu nekkee liir day mën a wax man lu bu màggee mën continuer naan man su màggetee continuer naan man bu deewee buñ koy poser question ci bàmmeel bi wala yawmal xiyaamati buy wax man lay wax maanaam man boobu du soppeeku maanaam moom bi li tax mu naan man bu feebaree day wax man bu wéree danaan man bu riche mu ne man bu pauvre ne man maanaam loolu du soppeeku ci moom le fait que muy tax muy war a wax man moo loolu mooy mémati boobu loolu du changer ci jamais mémati boobu nag nga xam mooy xaqiiqa mooy réalité loolu dafa am départ ci borom subhaanahu wa taala am ay jaar-jaar ci adduna yi muy romb yépp ba ci aljana wala safara loolu moo tax nit ki dès le départ xaqiiqaam boobu mooy déterminer fan la nekk maanaam fan mooy nekk place am ndax aljana la wala safara loolu moom du soppeeku ci nit ki loolu mooy xaqiiqa réalité mbir mi nag mooy ne borom subhaanahu wa ta'ala mooy fee moom mooy jëm ñi kii jindi nit ñi mais mooy jëm ñi ki leen di sànk loolu mooy réalité bi moom mooy feeñu ci jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jindi nit ñi mais mooy feeñ ci jëmmi iblis di sànk nit ñi képp koo xamante ne da ngaa gis sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàpp ne dafa jub ba tax nga topp ko maanaam mu séduire la ba tax nga topp ko c'est parce que yàlla mii jubalaate moom nga gis à travers moom ku gis nag iblis mu séduire la nga topp ko c'est parce que yàlla ci boppam mii sànkaate
moom nga gis mu xëcc la ci moom et que yow c'est dafa fekk ne nit kooku yàlla miy sànkaate moo dëppoo ak xaqiiqa moom moo tax mu attiré ko noonu ce qui fait que nit ñi nga xam ne ay nitu texe lañ ñooñu loolu moo leen di attiré ñooñu la ñuy àndal yàlla mooy feeñ ci ñoom ci nii moom moo leen di jubal mooy jëmmi texe gi maanaam moom mooy xaqiiqa réalité wu texe gi borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam moo ko feeñal maanaam lay indiqué day wane borom bi subhaanahu wa ta'ala waaye jëmmi texe gi tamit noonu la ce qui fait que loolu yëpp maanaam moo tax bépp mbir boo gis réalité mbir moomu yàlla la ci boppam loolu tax ñu naan adduna bi dara amu fi lu dul yàlla ak ay turam ak ay meloom rek amul leneen yàlla rek a fi nekk ak ay turam ak ay meloom jeex na yi ci des yëpp yi ñuy gis yëpp en fait du ñu dëgg-dëgg mbir yi mais apparence mbir yi lañ forme bi mbir yi jël la mais du jëmmi mbir mi ndox réalité ndox su ma juumul mooy H2O mooy réalité ndox mais day feeñ ci ay feeñuwaay yu bari day mën a ñëw nekk solide ñu ne glace wala grêle mu nekk grêle wala mu mën a nekk liquide mu nekk comme mi ñi naan wala mu sedd wala mu tàng et cetera maanaam yooyu yëpp bu boobaa ndox la ba tey léeg-léeg mu évoluer ba nekk gaz vapeur wala mu nekk sax lu ñu gis wala mu nekk aw lay wala yu mel noonu mais ba tey changé wul dëgg ne ndox la maanaam H2O la mooy ndox léegi nag forme bu mu mën a jël nag après yow yaay xool quoi après forme bu mu mën a jël ay forme yu différentes la yu muy feeñee rek mais jëmmi ndox mi moom benn la maanaam yàlla borom subhaanahu wa ta'aala noonu la nekk xaqiiqa lépp voilà noonu la nekk xaqiiqa lépp moo tax mooy feeñ à travers lépp ci lépp moom moo ci feeñ lépp loolu tax yàlla rek moo fi nekk ak ay mbindeefam te mbindeef yi duñu dara lu dul feeñu waayu turam yi ak ay meloom amul leneen amul loolu nag moom boo ko comprendre moo tax ñuy wax naan bu la neexee nga ni yàlla moom rek fi nekk ak ay turam ak ay meloom bu la neexee nga ni dara nekku fi lu dul yeneen bi sallallahu alayhi wasallam lu tax parce que yeneen bi saa mooy xaqatu muhammadiyya mooy ki nga xam ne mooy feeñu waayu borom subhaanahu wa ta'ala c'est-à-dire que borom subhaanahu wa ta'ala bi muy feeñal ay turam ak ay meloom ci moom la ko feeñal moom ci feeñ gi mu feeñee ci moom ci lay répartir ci mboolem mbindeef yi maam ci lay feeñee ndax moo tax mboolem mbindeef yi moom muy seen cosaan ñëpp jóge ci moom sallallahu alayhi wasallam looloo tax moom mooy ci yàlla yabal muhammadur rasulullah yàlla yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam la yabal moom la yabal moo tax yàlla ci boppam en tant que yàlla mbindeef yi amuñu ak moom benn lien ki ñu amal lien ak relation mooy ki mu yabal mooy yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam moom ci moom la feeñal turam yi ak meloom yi voilà loolu tax moom mu làmboo lépp et que yërmande yàlla làmboo lépp te ndax yàlla ci boppam mooy xaqiiqa boole mbir yërmande yàlla moo tax moo làmboo lépp yërmande yàlla moo làmboo lépp wa rahmatuhu wasi'at kulla shay'in te yërmande boobu jëmmi yërmande boobu mooy yenn bi ci boppam sallallahu alayhi wasallam jàng nañ ko sànq ci tay bi am na ñoo tama wajal bahru zambiya siqati wa innani rabbi shiftul gharqa yallah wa ma safinatu turja ghayra rahmatika al-uzma al-amimati kull al-khalqi yallah wala ghayra rahmatika al-uzma al-amimati yaakaaruma leneen lu bokku teg sa yërmande gu mag googu nga xam ne moo làmboo mboolem mbindeef yi yow yàlla te yërmande googu moo yent bi sallallahu alayhi wasallam moo yent bi moo en fait ñi comprendre ñëpp ñi raw en fait kenn rawul ku dul ki comprendre ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy lépp kooku moom raw na kooku moom mu raw ñëpp moom parce que kooku comprendre na l'essentiel te comprendre na la mat a comprendre
kooku xam na la mat a xam loolu moom moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk seul ki nga xamante ne moom boo ko réeree sa affaire du baax moom maanaam mën ngaa réere ku ne nit ki mën naa bañ a xam sax Seydina Abubakar radiyallahu anhu mooy kan voilà kuy Seydina Abubakar musa dégg turam sax loolu mën naa ne loolu mën naa ne mën naa nekk nga réere ku ne yeneen yi ci def yëpp alayhi salaam mën naa nekk nga bañ a xam seeni tur parce que xëy na amoo xam-xam jàngoo Alxuraan doo gëstukat mais réere nga seen tur waaye yaa ngi góorgóorlu ci li ci julli bi woor ak yooyu maanaam li ci yent bi sallallahu alayhi wasallam bàyyi mais da ngaa réere rek da ngaa xamut da ngaa desee xam moo tax nga réere yeneen yi alayhi salaam xam ne parfois mosoo dégg seen tur loolu mën naa ne c'est vrai que jafe na mais mën naa ne waaw loolu tax aussi ku comprendre loolu du sonn ci nañ xam seen diw nañ ci seen diw nañ yooyu du ci sonn en fait parce que day xam ne loolu du l'essentiel bi l'essentiel bi mooy xam yent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom mooy ci nga xam ne moom ku ko xamul moom sa affaire bu baax moom parce que moom da nga ko war a xam mais keneen ku dul yent Yàlla Muhammad ku ne sallallahu alayhi wasallam man nga koo réeree du la teree baax du la teree yegg ci yàlla du la teree texe du tere sa dara du tax sa dara yàqu ku dul yent Yàlla Muhammad na sallallahu alayhi wasallam moom par contre moom ñàkk ko xam moom musiba la moom erreur d'ailleurs yàlla du nangu nga reconnaître ko moom sans reconnaître yent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla du ko nangu voilà yàlla du ko nangu parce que borom subhaanahu wa ta'ala yónni wuñu keneen ku dul yent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam te feeñalul ci adduna bi leneen ku dul yent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom rek la fi feeñal moom rek moo fi nekk après yi ci des yëpp c'est secondaire li ci des yëpp c'est secondaire voilà soo bëggee sa affaire baax ah nga dem sa yoon ah soo ko bëggee yow xamal yent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam xamal lu mu jàngale nga topp ko nekk ci tegu ci jeex na d'ailleurs sax sëriñ si sax loolu tax ñu leen di seeti bi li tax ñu leen di wut mooy pour ñu jàngal ñu yent Yàlla Muhammad jeex na sallallahu alayhi wasallam bu ñu demee ba mënatuñoo jariñ loolu rek mooy amatuñu benn jariñ dañuy lore sax d'ailleurs voilà foo xate ko boobu bu nekk loolu ci biir maanaam yent bi mooy affaire bi sallallahu alayhi wasallam moo tax moom mooy yërmandeeg yàlla bu matale gi lépp léegi mu ne xawlu waxam moom bi mu wax moom borom bi buur yàlla ta'ala ji kawe ji sourate Hud aya 56 mu ne ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim maam amul min dabbatin benn luy dukkat dara illaa ludul huwa moom yàlla aaxidun mooy ki ñëpp ki jàpp bi nasiyatiha ci jubbam bopp bi fii ci kanam fii moom moo ko jàpp téye ko nelaw ko inna rabbi li wér boor mooy sa borom ala siratin mi ngi ci kaw yoon wi nga xam ne mustaqim dafa coowoora voilà sa borom mi ngi ci kaw yoon wi nga xam ne dafa coowoora maanaam moo ko féete kaw il est au-dessus de tout voilà nekkul kuy tegu ci dara te il est au-dessus de tout dégg nga moo tax fa yansibu mu askanale al i'wijaj maanaam ak ndëngte gi wal istiqaamat ak coow wooral gi maanaam du xott gi lil maashi ñeel aji dox gi bil mumshi ak maanaam ci di ko jaaree ci kay doxal bi yi ci moom laa waaye askanalu ko ilaa man ci kaw ki nga xamante ci ka nga xamante ne masha bi yi moo koy doxal waaw maanaam kon kii doxal mbir yi lañu askanale mbir mi moo tax
yàlla ne amul kenn maanaam ci làmmiñ yonent yàlla Huud alayhi salaam amul dara luy dukkat ci kaw suuf lu dul ne moom yàlla moo jàpp ci jubbu bi di xëcc maanaam moo koy conduire maanaam nit nag bu gisee oto buy daw te bàyyiwul xel ne am na ku nekk ci biir di ko dawal bon léegi sax am na ay oto yu bees yoo xamante ne amuñu chauffeur seen biir waaye am na chauffeur réellement parce que ki programme mbir yi mooy chauffeur bi maanaam boo ko bàyyiwu xel nag da ngay daal di jàpp rek ne oto ngi daw dëgg la oto ngi daw mais am na ku koy dawal am na chauffeur nit koo gis muy dox nag am na ku koy doxal koo gis muy wax am na ku koy waxal koo gis muy xool am na ku koy xoolal koo gis muy dégg am na ku koy déggal waaw koo gis muy mos am na ku koy mosal koo gis muy yëg am na ku koy yëgal te kooku du kenn ku dul yàlla subhaanahu wa ta'ala yëpp yàlla moo tax mbir yëpp yàlla ci feeñ te loolu en fait maarifa al maarifatu billah mooy di xamee ci yàlla du leneen lu loolu mooy di xamee ci yàlla à travers yàlla par yàlla ngay xamee du dara lu dul loolu ndax soit looy yëg la looy mos looy gis looy dégg looy xam looy yëg looy dégg voilà looy làmb di ko def et cetera moo tax soo demee dem ba comprendre loolu nag mooy da ngay gis ne li hadith bi doon wax naan su ma demee ba sopp ko fa iza kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi may nekk dégg-déggam bi muy dégg wa basaruhu alladhi yubsiru bihi may nekk gis-gisam bi muy gise wa yadahu alladhi yabtashu biha may nekk loxom bi muy laale wa rijluhu alladhi yamshi bihi may nekk tànkam bi muy doxe en fait loolu yàlla moo ko nekk ci lépp sauf que ki yegg niveau boobu kese moo koy comprendre moo koy dund moom ñi ci def duñ ko dund dañuy foog ne ñi ngi dox et que muscles yi ñoo tax wala ñi ngi gis et que affaire bi maanaam appareil bi ñu yor moo tax maanaam appareil visuel bi ñu yor ci seen yaram moo tax wala ñu ngi dégg parce que nopp yi ak wala appareil auditif bi moo tax et cetera ñoom loolu la ñuy foog quoi voilà bu ñu naanee ataaya ji mu neex ñu jàpp ne c'est parce qu'ils sont en bonne santé moo tax voilà alors que non affaire yi wuute nag lool sax lool yooyu ay kiiraay la yu yàlla teg pour que képp ku xamul yam ci loolu en fait boo gisee moo tax nit ku ñu yiir dafa yéeme maanaam ku ñu yiir mahjub mais dafa doy waar à la limite ci kanamu ki ñu ubbee maanaam mooy ki nga xamante ne yiiratuñ ko ci kanam kooku à la limite waa ji kooku dafa maanaam dafa dof wala mu jege dof à la limite dafa dof wala mu jege dof parce que ki ñu yiir du gis leneen lu tey imaginer par exemple damay joxe benn exemple rek raciste bi ki raciste maanaam ki nga xamante ne moom ci li muy limité wu rek mooy der bi et que analyse am yëpp daf koy teg ci diggante ñun sénégalais yi tubaab yi naar yi chinois yi maanaam ñett yi maanaam moom analyse am yëpp mi ngi koy basé ci ñun ay sénégalais lañ ñii ay ñakk lañ ñii ay tubaab lañ ñii ay naar lañ ñii ay chinois lañ maanaam jamais mu dépassé mais loolu mooy ne kooku vraiment maanaam yiir giñ ko yiir mais dafa yiimi maanaam kooku niveau bi gën a garaaw ci yiir lañ ko yiir parce que li gën a apparent ci mbir yi moom ci loolu lay limité wu c'est-à-dire que jamais mu dépassé li gën a apparent parce que li ngay njëkk gis ci nit boo gisee mooy ni der bi ñu la mel wala mais maanaam moom ci li muy limité wu
maanaam mooy vraiment dañ ko voiler quoi mais kooku vraiment dañ ko yiir kooku gisul dara kooku dara la gisul dara c'est-à-dire que à la limite ci kuy ci ku moo tax ki ñu yiir bu ñu dindee bu gisee ku maanaam ku ñu yëkkati kiiraay yi moom bu gisee ci am kiiraay yi maanaam à la limite da koy xaw a jàppee dof maanaam du mën a maanaam du comprendre sax parfois kii lu tax à part xam ne dañ ko yiir sinon du mën a comprendre lu tax waa ji ñu mën ko yiiri ak maanaam lu tax mu kiiraay gi nekk fii à ce point mais loolu exemple la waa ci parce que voilà exemple la voilà koo xamante ne tout le temps li apparent rek ci lay limité wu du limité du dem mu jamais réflexion mu gën a poussé ci dara loolu moom mooy dayu kiiraay te boo gisee ni adduna bi di doxe ak nit ñi di xalaatee nii maanaam ci ngay comprendre à quel point lañ leen yiiree en fait lañ leen nëbbee réalité yi quoi lañ leen nëbbee dëgg yi quoi moo tax il faut toujours essayer de dépasser kiiraay yooyu maanaam yëkkati kiiraay yooyu pour di mën a gis li nga xam ne moom mooy li nekk ci ginnaaw c'est-à-dire que te dara nekkul ci ginnaaw lu dul borom bi subhaanahu wa ta'ala moo tax bu ñu yëkkati woon kiiraay yi rek ñu daal di commencer gis kii dawal mbir yi ñu gis kii dawal mbir yi te mooy yàlla te pourtant li gën a yéeme mooy Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nañ ñu ko ba tàyyi xam nga li lay wan ne gars yi dañ xam nga fan ngay comprendre ne adduna bi maanaam de manière générale nit ñi dañ leen a yiir mais kiiraay yu méttee métti li la koy wan li mooy da ngay gis ñoo xam te ne ay waaraatekat lañ ay sëriñ lañ ay nangam lañ maanaam jox leen tur bu la neex mais nga dégg leen par exemple ñu naan nangam gars yi nee nañ yàllaa ko dogal yàlla dogalu ko bu ñu tooñ yàlla nag maanaam nga gis te pourtant loolu mooy ba la en fait le fait que ni lu xew yàllaa ko dogal loolu ba la en fait mais maanaam moom mënta gis ni yàllaa dogal lii tellement que dañ ko yiir dëgg gi ree ak xëy maanaam que ni lu mënta xew yàllaa ko dogal amul fii leneen lu mu mën a am lu dul ne yàlla moo ko def dara mënu parce que bu fi amoon lu mën a xew te fekk yàlla dogalu ko mooy ne kon yàlla dañ ko forcer pour affaire boobu am te moom bëggul woon affaire bi xew maanaam c'est que après voilà day jàpp ne day fetal yàlla maanaam ci bu baax quoi la ci jublu voilà mais ci ngay comprendre à quel point lu fi kiiraay bi nekkee quoi et ak ni mu diisi en fait li gën a yéeme beneen mbir bi bokk na ci li gën a yéeme mooy léeg-léeg da ngay gis koo xam ne pourtant day nekk ci milieu diine ji yëngu et cetera mu am benn xaqiqa benn maanaam réalité boo xamante ne mën nga ko koo wax tey expliquer ko ba mu leer mais moom bu lay tontu pour avouer yow li nga wax mu wax contraire bi totalement maanaam nga gis ni ndekete affaire bi kiiraay kese la quoi du leneen en fait kiiraay ji diis en fait da ngay décourager mais grawul quoi kiiraay ji moo diis mais non mais yii yëpp dafa yéeme quoi moo tax yàlla tàmm mais kiiraay ji diis na trop mais bokk na ci kiiraay yi gën a mag mooy kiiraayuk ta'assub maanaam par parlo ñun ñooy diw ñun ñooy waa diw ñun ñooy waa nangam ñun voilà maanaam xeet boobu voilà ta'assub waaw mooy esprit partisan
mooy koo xam ne lépp mi ngi koy calculer ci esprit partisan boobu maanaam mënta wax en dehors de l'esprit partisan maanaam buñ génnee esprit partisan rek dootul waxati maanaam tey fi mu toll buñ dajale woon nit ñi rek ne leen ñun ñëpp bokkuñu fi ñu jóge par exemple ñun ñii ñëpp bokkuñu réew yi ñu jóge bokkuñu tarixa yi ñu bokk maanaam ay jullit leen kese maanaam loolu rek buñ ko tegoon ne dañ leen nañ waxtaan nga gis ñu am problème mu mën a wax parce que liñ mënoon a wax yëpp ñu ngi koy mën a wax que bu ñu nekkee entre maanaam ñoom ci seen wala entre partisans mais loo xam ne ñëpp la concerné dañ ci wax ñu kii ci jamais doot ñu ko mënati te li gën a yéeme wala bokk na ci da nga ciy gis koo xamante ne da ngay wax par exemple jullit ñi bennoo gi ñu war a bennoo nangam wax ba pare mu ne la wax nga dëgg moo tax sénégalais yi dañoo war a bennoo murid ak tijaan yi parce que affaire u naar yi ci alors que yow jullit yi nga wax nañ bennoo maanaam maanaam nga gis ni kiiraay gi dafa diis da nga xam ne mais c'est impressionnant c'est extraordinaire kon nag wal maashi kay dawal nag dil xalq ci mbindeef mooy kay doxal mbindeef yi ñëpp innama li am ba des mooy ne huwa kooku alxaqu mooy buur yàlla miy dëgg moom kese la mooy doxal lépp wa zakara te tudd na ne annahu naka moom ala féete na kaw siraatin yoon wu jub te yaatu mustaqimin bay aji coow wara moo tax fal i'wijaaju ak ndëngte maanaam i'wijaaj buñ ko waxee mooy comme bant bu dëng wala yoon wu dëng loolu la quoi voilà comme ni mu wax siraatin mustaqimin ghayra dhi iwajin voilà wala qur'aanan arabiyyan ghayra dhi iwajin la'allahum yattaqun alquran bi arabi la voilà ghayra dhi iwajin yoo xam te ne amul ay ndóngu ndëngte mooy tortuosité mooy i'wijaaj mu ne kon loolu noonu kat léeg-léeg yakunu kat dëgg-dëgg sax yakunu day nekk wala léeg-léeg yakunu day nekk istiqaamatu ak njub fil haqiqati ci dëgg-dëgg mbir yi mu joxe exemple mu ne kaawi jaaji keem ndëngteg alxaws got maanaam flèche bi boo xoolee flèche bi bant boobu noonu di nekk ci di relier buum gi arc bi voilà arc boobu xam ngeen arc bi boo ko xoolee da ngay gis ne daa dëng mais dans la réalité dëngul parce que noonu la baaxee parce que bu melut noonu du baax voilà moo tax ndëngte googu voilà moo tax fastiqaamatuhu ak njubam kooku ak coowoora la allati bi nga xam ne urida moom nammeef na ko laxaa ñeel ko moom lañ ko bëggal i'wijaajuhu mooy ndëngte boobu mu àndal maanaam ni mu dëngee noonu lañ ko bëggee noonu loolooy ak njubam kon nag mooy léegi nag boo comprendre loolu exemple fama amul nag fil alami ci adduna bi illaa lu dul mustaqimun lu coow wara ak ndëngte en réalité amul ci adduna bi lépp dafa jëf lépp ndam war a mel la mel lépp na ko borom bi bëggee te noonu la gënee noonu rek la ko defe li am exactement mooy li gën loolu moom mooy xaqiqa li am na ndax kat al axir ki jàpp bi naasiyati yi ci jubum maanaam mooy fii ci kanamu jël maanaam mooy ki koy conduire parce que partie boobu fii boo ko nootee ci nit rek yeex na maanaam mooy xam nga gis nga da ngay gis gars yi dañ koy faral di wax quoi politiciens yi dañ koy wax ak ñeneen ñi nga xamante ne ay personnage politique la waaw am na benn waaye bu gis ma ne ko yow dossier bi war na la intéresser quoi moon ko benn dossier ni ko dossier bi war na la intéresser parce que comme yow politicien nga rek moom muy jàppale kenn ci homme politique Sénégal kii quoi mu ne ma non man je ne suis pas politicien je suis un homme politique
voilà mais en tout cas ñoom dañ koy faral di wax maanaam bon révolutionnaire yi plutôt ci ñoom wala bañkat yi daal dañuy faral di wax naan ak d'ailleurs kër kii maanaam ñi nga xam ne jàngkat diine yeeg ñooñu noonu dañ koy faral di wax dañ naan par exemple ñun tubaab bi dañoo daa déconnecté suñu xel maanaam bi mu ñuy jox indépendance yaram bi rek la ñu jox déconnecté suñu xel jël connecté ci bosam moom de telle sorte que après de toute façon bàyyee nañu suñu yëpp nee na yéen a moom lépp mais comme que xelam moom lii maanaam suñu xel moom da ko déconnecté mais connecté ci bosam après bon c'est comme si en fait mu maanaam moo ko yilif rek quoi benn la en fait indépendance amul quoi te boobu façon moo gën a garaaw parce que boobu kiiraay ci kaw kiiraay la parce que kiiraay bu njëkk bi mooy jëmmi moomoo sa bopp mais beneen kiiraay bi ci def mooy le fait que ñu gëmloo la le waruloo xeex pour moom sa bopp parce que moom nga sa bopp maanaam li waroon a tax nga naan xaaral ma xeex parce que dañ maa moom léegi yow loolu dootoo ko defati parce que li tax mooy jàpp nga ni moom nga sa bopp bu pare te en réalité dañ laa moom xam nga foofu loolu moo gën a garaw dañuy déconnecter complètement sa intelligence def ci seen bopp en fait li ñuy traité ci nit ki pour mu mën a def noonu maanaam du ab cerveau bu boo xam ne yàqu di la quoi du suuf du loolu parce que loolu bu doon loolu kese kon duñ ko réussir parce que loolu mënuñu ko mais reen yi la ñuy jàpp reen yi maanaam li nga xamante ne mooy ci bopp nit ki fi muy xalaate fi xalaat yi daw foofu la ñuy jàpp di ko diri comme ñoom niñ ko bëggee voilà mais nag borom bi subhaanahu wa ta'ala moom mooy kiy def loolu nag ci mboolem ñu def nag moom rek nag moom nag ni mbir mi maanaam nit yooyu yëpp ay buntu yu ñu war a xamee suñu borom la subhaanahu wa ta'ala nit ki li muy xalaat dëgg-dëgg du xalaatam xalaat bu yàlla def ci moom la li muy bëgg dëgg-dëgg du bëgg-bëggam bëgg bi yàlla def ci moom la li muy bañ du bañam li ko yàlla bañ loola li muy topp du lu mu topp moom lu ko yàlla topp loola ce qui fait que ni ki nga xamante ne nit ki à chaque fois yàlla day feeñal bëgg-bëggam moom ci moom mais yàlla daf koy ngir màggal gi mu ko màggal ak fonk gi mu ko fonk daf koy day feeñal bu nit ki mais nëbb bosam moom loolu moom moo tax nit ki war na xam ne war na yeewu ci ne tey bu maanaam ne loolu bu tegoo ci yoon bu jub danaan yàlla man de yaa ma bëgg loolu baax yaa ma jox motivation ci may def lu baax yoon wi ma tegu yow yàlla yaa ma ko def loo parce que yow yaa dindi lépp loo xamante ne mënoon naa tax ba ma dem ci yoon bu bon bi nga dindi ko kiiraay yi waroon a tax ma bañ a maanaam ma bañ a tegu ci yoon bu baax bi nga yëkkati ko ba pare nga bëgg loo ma lu baax en fait bëgg lu baax loolu bëgg-bëggu yàlla la mais daf koo feeñal ci yow daf koo feeñal ci yow mais volonté am la moom sauf que ci yow la feeñee mais su dee lu bon la nag ci buntu sharia lañ lay teree nga ni yàlla yow yaa ma ko def loo foofu ngay ŋaññee sa bopp ne man la nga gis yàlla nag wàccee ci yow leer yi tax nga mën a tegu ci yoon bu baax mais loolu ci buntu sharia lañ la ne yàlla du yàlla day problème bi man la man maa jubali maa ngi jéggalu te maa ngi jéem a tegu ci yoon bi bu ko defee borom subhaanahu wa ta'ala ne déedéet en fait man la
waaye nag dinaa la teg dama lay teg ci yoon wi nga xamante ne mooy yoon wu baax loolu tax bari na kuy def lu gis nga xaqiiqa bi dafa yéeme bari na kuy def lu bon comme li al imam ibn Ata'illah rahimahullah bim naan rubba ma'siyatin aw sarat zullan wankisaaran xayrun min ta'atin aw sarat izzan wa istikbaran ak a bari mooy yàlla bàkkaar boo xamante ne ba ko nit ko defee dafa waral ci moom ak toroxtaange gu mu wone ak damb boppam wàcc boppam bi mu wone et que bëri na ñàkk a topp maanaam bëri na topp yàlla goo xam ne jaamu yàlla goo xamante ne ba ko nit ko defee daa yëg nag ne léegi dafa important grand quelqu'un la léegi et que loolu waral ci moom mu rëy rëy lu foog ne gën na nit ñi léegi et que bee mooy yàlla moo gën topp yàlla bi bàkkaar bee moo gën jaamu yàlla bi loolu tax en fait loolu moom moo tax aarif billah yi duñu toppatoo seen toppatoo nekkul ci ñaata rakka laay julli lan laay def lan la non duñ toppatoo loolu dañuy jéem a conformé wu nag ci charia ak yooyu mais li yàlla def maanaam ñoom bu ñu defee dara lu ñu mënti nekk li ëpp solo ci ñoom mooy après lan la leen di jural parce que bu fekkente ne nit ki imaginer nit koo xamante ne dafa rey nit mais à partir de rey googu mu rey nit ñi ci la nee nag léegi trop c'est trop bàyyi naa li ma doon def yi bon yi ma nekki woon affaire bi ëpp na nangam xaaral ma dellu man mii kat bu ma tuugul bu ma yàlla jàppee du baax ci man nangam delluwaat naa ci yàlla giiru dund muy jaamu yàlla kooku pourtant yàlla mi ngi jaarale te xem ci bàkkaar boobu muy rey nit ki mais bëri na koo xamante ne tamit li muy def jàpp na ni comme ni ko gars yi di yaakaar dayoo sax ci yoo xamante ne dara wéru ci mooy comme naafile yi ñuy waxtaanee ci weeru koor gi ku julli nangam bu koor gi kii nee nañ ko guddi gi ku ci julli nangami rakka dañ la tabaxal nangami kër ci àjjana nga amal la danañ la fa may nangami urul ay ni danañ la fa defal lii da nga kii te yow moom kenn dootu la bindal ci bàkkaar wax la wax yu mel noonu nga daal di jàpp ne sa affaire baax na comme def naa ko jeex na alors yooyu déjà dafa wérul loolu boobu déjà par exemple pour jël exemple yi ñuy naafila yooyu ñuy wax ci weeru koor bi amul dara lu ci wér lépp ay sos la amul dara xam nga li ci yéeme man dafa bokk ci li ma ci jaaxal mooy dañu ne yent bi moo ko wax sallallahu alayhi wasallam mais sénégalais rek ko xam maanaam te loolu mooy yenuwul maanaam lu yenent bi wax sallallahu alayhi wasallam day nekk loo xamante ne quand même voilà mënta ne loolu mënta ne yaakaar naa ne bon de toute façon mën na laa koy démontrer mais maanaam yaakaar naa di jot démontrer quoi voilà loolu jarul démontrer voilà si parce que lu amee solo noonu surtout bu ko yent bi waxee sallallahu alayhi wasallam sénégalais rek du ko xam moom kooku moom yaakaar naa ne jarul ñu démontrer démonstration bu gën a bari loolu voilà ah voilà jarul démonstration bu gën a bari loolu voilà waa kaasam yi maye 1000 euros par mois te dañ koy maye te képp ku fa dem rek ñu jox la ko mais nga gis ne sénégalais yi rek ko koy waxtaane loolu moom mooy amul voilà loolu moom mooy amul voilà hein voilà moo ko mais bon bref léegi de toute façon su fekkente ne par exemple nit ki mais ci tay bu doon mbir yi dëgg la sax maanaam ñu ne la nangam de boo ko defee da sa affaire baax na dootu ñu la bind la ci bàkkaar nangam ba ñu nga xam ne loolu dëgg la nga nekk ci bu fekkente ne loolu daf la jural après nga jàpp ne lu la neex ngay def topp yàlla boobu mu yiis ci yow en fait kon ndekete
buñ ko xoolee dëgg-dëgg mbir mi ajuwul kon ci mbir mi nga def mais ci après yow nan nga ko yëgi la loolu tax aarif billahi maanaam ñi nandite yi ñoom duñu bàyyi xel apparence mbir yi tout le temps dañuy dem bopp ci profondeur yi la ñuy dem voilà et que lu ñu mënti def du leen teree am yaakaar ci seen borom subhaanahu wa ta'ala mais tamit li leen ëppal solo moom mooy nan la ñuy sincère seen diggante ak seen borom subhaanahu wa ta'ala. waaw al-imam Ibn Ata'illah rahimahullah mu naan matlabul aarifiina as-sidqu fil ubuudiyyati wal iifaa'u bi huquuqir rububiyya. ta aarif billahi ñoom li ñuy sàkku ci yàlla mooy lan mooy nan la ñuy dëggoo ci nekk ji ñuy nekkee jaam ñoom nan lañ ci nekkee ku sincère ak tamit nan la ñuy matalee àq yàlla bi borom bi jeex na ñoom loolu moo leen amal solo topp yàlla gi ak moytandiku moy yi loolu moyen bi lay permettre nga mën a réaliser loolu la mais nit ki c'est pas parce que dafa tombé ci benn bàkkaar rek que ni yàqu na ba faaw déedéet nit ki bu tombé ci bàkkaar loolu jurul ko mu wàcc boppam toroxlu objectif bi ñu doon wut ci topp yàlla am na ko voilà objectif bi ñu doon wut ci topp yàlla am na ko moo tax am na ci beneen wax bu mu ne tuub bi mu ne boo defee benn bàkkaar loolu benn tuub rek la lay waral mais soo defee benn lu baax ba gis ci sa bopp loolu junni tuub la lay waral junni tuub la lay waral lu tax ndax yëg gi ngi yëg ne def nga dara yëg gi maanaam ak ñàkk a faale gi nga ñàkk a faale ne yàlla moo la baaxee di ñàkk gis gi nga ñàkk gis ak xéewalam ak yeneen yu war a tax tout le temps da ngaa war di delluwaat di tuub waaw li nga war a tuub dafa day bari moo tax tout le temps il faut di def attention ci yooyu noonu mais que ni yàlla borom subhaanahu wa ta'ala moom mooy orienté nit ñi moo leen di teg ci yoon wi comme nag ki jàpp ki nëb jub ñëpp maanaam ki nga xam ne moom moo xëcc ñëpp di leen yóbbu fañ jëm huwa mooy almaashi bi ka leen di doxloo huwa te kooku mooy yàlla ala siraatin mi ngi tegu ci kaw yoon wala mi ngi ci kaw féete na kaw yoon wax wu jub te yaatu leer mustaqim bay co wooral kon bu boobaa dañuy xam ne lan que ni lépp na mu war a mel noonu rek la mel melul amul ci leneen lu mel leneen lu bokkut ak na mu waroon a mel moo tax ku nekk yàlla fam la teg nam la mel loo kontaanal ci loolu c'est-à-dire que tey bu la yàlla laajoon bu ne la woon léegi da nga war a judduwaat léegi may naa la da ngay judduwaat léegi tànnal ban famille nga bëgg a juddoo xam nga soo amee xel lan ngay wax fi ma juddoo woon naa juddoowaat foofu parce que foofu moo gën ci man parce que moom nga ma tànnal voilà parce que xam nga secret bi tax nga tànnaloon ma ko man xaw ma ko voilà loolu boo amee xel loolu ngay wax waaw boo ñàkkee xel nag da nga nekk di wut yeneen solution non ku nekk moo tax kenn warul am déception ci ni ko yàlla mel loo déedéet na comprendre ni nii mu mel nii mënul woon mel mu gën lii mënul woon jaar fu gën fii mënul woon am lu ëpp lii
yàlla nii la ko bëggee te nii la lii la gëne nii la xaqiiqa mbir yi waralee affaire yi na demee nii mais bu comprendre loolu ci jëmmi boppam mooy li koy yëgi maanaam situation bi nekkul kii lu muy def kii nu mu mel kii fa lan la am kii fa déedéet problème bi nekkul foofu problème bi mooy yow nan nga ko accepter loolu rek mooy affaire bi voilà. loolu day dëggal di safara. jëmmi boppam. man la yàlla. exactement day dëggal ni maanaam yéeféer ni safara seen jàkk la quoi bu ñuy boo xam ne dañ fay defaroo. voilà dañ fay jaamoo seen borom. parce que lépp ci yërmande yàlla. exactement ndax tajalli bi muy def loolu tax ñi comprendre loolu ñoom lay wax nag ne bu ñu leen tegoon ci diggante àjjana ak safara bi ñu xam fu ñuy jëm parce que si leen yàlla bëggal rek la ñuy def li yàlla bëgg ci ñoom kese la ñuy def moo tax ku am xel dëgg du ñee xam nga ñee naa ñoom diw gis nga nitu yàlla yi lu ñu màgg dañuy am benn moment boo xamante ne dañuy yëg ne ñoom avancé wuñu et que li ñuy sàkku dëgg dese lañ ko am. Sayyid al-Harazim radiyallahu ta'ala anhu am na ci benn ci mashahid yi maanaam ci témoignage yi contemplation yi mu doon def di ci gis borom bi subhanahu wa ta'ala di ko wan ay xaqiqa turu yàlla bu mat bi bismillah al-azam di ko jaarale ci alquraanul karim mu ne ci benn ci mashahid yi maa muy expliquer mu ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ma waxal Sidi Ahmad Tidiane radiyallahu anhu ne ko bu mu fi nekk di naqarlu xaalam di naqarloo parce que li ma ko wax yëpp ne dina ko am sous condition que mu bañ fee nekk di faaleeti naan woy ni ma mel neexuma ni ma mel di yëgg kii walla amaguma nii lu tax meluma nii déedéet loolu na ko bàyyi et que nag ne jàpp ne mbir mu nekk day ñëw su jotee et que man maay toppatoo ay mbiram man maay toppatoo tarbiyam man la yent bi sallallahu alayhi wasallam bu amagul lii bu gisagul lii bu yëgagul lii garaawul bu mu alarmé woo na arrêté alarme bu mu lu muy alarmé woo ci boppam bu mu ko def imaginer bu dee Cheikh Tidiane radiyallahu anhu muy yëg ni am na moom lu mu manqué lu mu bëgg kii te yëg mais ñun lan la ñuy xalaat ci ñun mais obligatoirement dinañ yëg ci ñun ay mbir yoo xam ne manqué nañu mais nañ jàpp ne yàlla moo bëgg ñun ñu mel nii et que li gën ci ñun yàlla dinañu ko defal yàlla mi nga xamante ne noonu la ba tey al imam Ibn Ata'illah rahimahullah gis nga moo tax téeram am solo la xikam yi Seyd Ahmad Tidiane la daanoon day wax ne d'ailleurs Seyd Ahmad Tidiane ñett yi la daan jàngale spécialement su demee ba nga xamante ne jàngaleetul dara ñett yi la daan jàngale alquran day def tafsir hadith ak xikam bu imam Ibn Ata'illah ñett yooyu la daan jàngale su fekkee dem na maanaam moment yi nga xamante ne am na yu yenn kii yu bari yoo xam ne jàngaleetu ko ñett yi da daan daf ci continuer woon di ko jàngale te ñett yooyu te mu day wax ne xikam bu al imam Ibn Ata'illah boobu rahimahullah téere la boo xamante ne mboolem yoonu yàlla daf koo tracé mboolem maqaamaat yi leeral na ko jaar ci yoonu yàlla yëpp la leeral lépp la wax moo tax téere la boo xamante ne bu ama solo ci téere boobu nee na alladhi jara minhu al-aqdar huwa alladhi awwadaka husna al-ikhtiyar ki nga xamante ne dogal yi ci moom lay dawee di ñëw te mooy kat mooy yàlla suñu borom dogal yi ci moom lay jógee di ñëw kooku moo la tàmmal di la tànnal lu baax kenn ku nekk ci ñun xam na loolu xam na ne am na moment yu bari yoo xamante ne ba muy wut nangam ba mu bëggee nangam gis na ni kat yàlla lu baax la ko tànnaloon waaw léeg-léeg ngay wut dara affaire bi tëb yi am problème
nga dem ba am ko daan ji ay bu ma ko amoon jamono yooyu njëkkee kon ba tey maa ngi ci yeneen wala ngay wut dara affaire bi të nga am leneen nga ni yàlla mu bëgg dëgg ak taa yooyu te pourtant ndi mais lu ne def naa ko pour am loolu mais yàlla xañ ma ko rek heureusement que mayuma ko parce que ay mu ma ko may ak yeneen et puis dans la vie de tous les jours di nga gis ne am na ay mbir yu la yàlla yombal yoo xam ne ñu bari yàlla da leen ko jafe ñala kooku la tàmmal loolu nag dogal yi ci kooku lay jóge lu tax kon ngay alarmé wu kooku lay jóge moo tax tout le temps am attitude boobu am compréhension wu mbir yi ci loolu dafa am solo noonu ngay war di jàppee mbir yi di ci teg sa tànk di ko xool teg sa bët foofu te bañ ko teg ci ay way affaire da ngay waaru crise bi dafa metti affaire yi doxul wax mi dam ne dëkk bi da ngay waaru quoi ce problème yi dafa bari waaye dëkk waaw naka dëkk bi rek waaye dëkk baa ngi fii soof rek di metti rek non te li ci gën a yéeme en fait li gën a yéeme mooy ñi nga xamante ne amuñu ci benn problème ñooñu ñooy tax en fait ñoo xam ne ñoom amuñu benn problème quoi d'ailleurs ñoo xamante ne d'année en année dañuy gis ne seen affaire yi ngi gën a baax ñooñu ñoo naan woy sa dëkk bi dañ doxatul quoi non dëkk bi yàqu na non fii affaire yi da ngay waaru ci maanaam ñooñu ñooy nekk di kaas mais le problème li leen di yot lañ comprendre jour muñ demee ba affaire yi doxatul bu boobaa dinañ comprendre ne lan mooy affaire bi doxut si ak lan mooy wooyu affaire dafa tar affaire dafa metti affaire lan lay tekki baat boobu après lañ koy comprendre te li may ragal mooy affaire bi buñ koy comprendre day fekk dootuñu am possibilité wu ressaisir koo xamante ne jeunesse am yëpp danaan affaire yi doxut dem ba màggat affaire yi nag ñàkk a dox nag léegi kooku pour mu ressaisir dana metti ci moom trop voilà naka affaire yi alhamdulillah voilà yàlla doolu la affaire moom alhamdulillah bon voilà terewut nag bu amee problème nga ne lii de naa nga xam naa ne boo ma ci mënoon a jàppale wala mais d'ailleurs jàmbat sax boog maanaam ci ku ko mën a rek da ngay jàmbat mais loo xamante ne nit ki ngay wax mënu ci dara voilà en fait jàmbat mbir ci ku ko mënta régler xaw yi sutura la tuddul jàmbat xaw yi sutura la tudd mais booy jàmbat da nga koy jàmbat ci ku ko mën a régler wala ki nga jàpp ne ki koy régler ci kooku la koy jaarale bu ko defee nga jàmbat ko ci ki koy régler ci noppi ci ki mu koy jaarale ashku ilallahi haajan laysa yarfa'uha siwaaka ya rabbana voilà maa ngi jàmbat ay aajo yoo xam ne ci yàlla kenn duñu ko régler tudul yow suñu borom voilà fala budda min shakwa ilallahi kurbati ba bare fa ma liya ghayra allahi jabira kasrati wa qara'a ya baba ghayri ya rabbi lam yufid lidhaka sarafna nahwa babika wajha waaw falamma badali annahu laysa mahrabun siwa babikal haawi madattu yu dayyati loolu la yàlla munte ñàkk ma jàmbat yàlla samay aajo loolu mooy muñ en fait parce que foofu la ñu bari comprendre lan mooy muñ ñu bari dañ foog ne lan mooy muñ mooy bu la yàlla tegee benn problème nattu ak xeet bu mu mën a doon
ngay wan yàlla ne damay mën a résister bu boobaa yàlla da lay tegaat beneen bu gën a diis nga wan ko ne yaa ngi résister ba keroog mënatoo résister da lay teg rek ba keroog dootoo mën a résister parce que loolu mooy yàlla da may koy wan ne ko yàlla damay résister ak yow du noonu lu loolu mooy muñ mooy lu la mën di dal rek nga ne yàlla ah man maa ngi nii di xam naa ni comprendre naa man dama faible te yow rek yaa ma mën a fajal affaire bi loolu muñ mooy nga jàmbat ko ci moom kese bañ koo jàmbat ci ñeneen loolu muñ mais muñ du ne damay toog rek di résister déedéet muñ mooy nga ni damay jàmbat kenn kese lay jàmbat mooy ki ko ci jara jàmbat voilà loolu moo ne kon munuma fëgg buntu keneen ku dul yow yàlla sa buntu waaw parce que fëgg yeneen buntu yi amul musta am njariñ lam yu fit maanaam lam yu fit lam muy musta am njariñ fëgg yeneen buntu yi musta am njariñ amul waqara sama konkongal baabal xayri ci buntu keneen ku dul yàlla lam yu fit musta am njariñ lisaaka lii moo tax saraf naa ñu dawal ñu wëlbati ndax wa baabika jëm ci sa buntu yow yàlla kese wijhati sama jëmm ci moo tax yàlla léegi sa yow kese laa jublu jeex na wut jubluwuma ci keneen waaw waaw mooy kon li nga doon wax léegi nii nit ki lu mu am noonu moo gën ci moom ak ñaan yi nga koy ñaan mu teggil la lii nan lañ leen di boolee nan la leen di boolee waaw voilà xam nga li mu la defal li mu la teg ci natt daf la ko teg pour justement nga delluwaat ci moom mais jàmbat gi nga koy jàmbat mbir mi ni ko ah yàlla lii de lii la yàlla man de nii nga ma teg loolu mooy parce que quand même am na benn désagrément bu ci maanaam am na lu ci metti daal am na lu ci xaw a naqari nga ne ko ay yàlla de man de lii de bëgg naa ngi dindil ma ko bu fekkente ne alarmé wu parce que maanaam au lieu ngay toog di alarmé wu naan awma lii meluma nii xawma lii defuma lii lu tax awma au lieu ngay nekk di alarmé wu foofu mais nga dem nga jublu ci yàlla mi nga xam ne moo koy régler nga ñaan ko nga jàmbat ko loolu la mais ça mais li ñuy tere mooy nga toog rek naan che man daal bu ma sañoon mel nii bu ma sañoon am lii bu ma sañoon kii lii che dangay waaru loolu mooy alarmé wu boobu ñuy tere mais alarmé wu maanaam jàmbat ci kanamu yàlla loolu abadan kenn du ko tere parce que loolu mooy jëmmi toroxlu ci yàlla wan ko ne ko yow yaay borom bi man maay jàmm bi et que li nga bëgg rek am maa ngi lay ñaan nag nga def ba li ma bëgg dëppoo ak yow li nga bëgg waaw ba li ma bëgg dëppoo ak yow li nga bëgg parce que ñaan gu nangu loolu kese la tawfiq ñaan gu nangu yooyu yëpp loolu kese la mooy li nga bëgg dëppoo ak li yàlla bëgg jeex na ba saa yoo bëggee yàlla bëgg wala boog yàlla du au plutôt maanaam dañuy wax ne saa yoo bëggee yàlla bëgg mais réalité bi mooy ne yàlla du la bëgg loolu dul moom li mu bëgg loolooy réalité bi waaw ah bu fekkee yàlla du ma bëgg loolu dama bëgg jóge sama jafe-jafe waaw loolu mooy dama war a investir ñan voilà en fait yàlla daal bëgg ma jóge sama voilà exactement comprendre voilà ah voilà voilà moo tax am na kii sax benn waykat bi lu mu waxate dañuy fàtt naa nu mu ko waxee mais sens bi lii la mooy ne yàlla bu dul woon bëgg gi nga bëgg sama aajo faju kon doo ma inspiré ma di la ñaan waaye bëgg gi nga bëgg sama aajo faju moo tax nga inspiré ma di la ñaan nga parce que da ngay gis ñoo xamante ne tamit du ñaana parce que jàpp nañ ne affaire du sotti et que lii ñaan du ko rek ne ñaan moom yàlla ci dogal bi quoi voilà c'est ça benn waaw modalité la ci quoi benn partie la ci ni muy doxe ma lépp dogal gi comme sabab la quoi sabab la aussi
mais du comme voilà mais léeg-léeg nga gis ñoo xam ne jàpp nañ ni moom jàmm ñuy ñaan quoi parce que affaire bi du de toute façon du sotti jarul ñu ñaan tamit am na yoo xamante ne par exemple dañuy ñaan ba sonn mais affaire bi ñëw tamit. waaw loolu c'est parce que dañoo yàkkamti voilà parce que dañoo yàkkamti après nag problème mu ñaan aussi maanaam question ñaan dafa am ay subtilité aussi yu ci nekk dafa am aussi le fait que parfois ñaan gi ngay ñaan c'est pas parce que da ngaa soxla kese moo tax ngay ñaan mais c'est parce que aussi da ngay jaamu yàlla dafa bëgg ku koy ñaan aussi loolu am na beneen subtilité mais bon après yëpp ay étapes la ay xaal la léeg-léeg nga nekk ci xaal boo xamante ne xaalu ñaanu jàmbat la léeg-léeg nga nekk ci xaal boo xam ne xaalu ñaanu jaamu yàlla la léeg-léeg nga nekk ci xaal boo xamante ne mooy comme bi maam Ibrahima alayhi salaam doon wax naan ñaan maanaam xam gi mu xam sama aajo doy na ma ci ñaan mooy biñ koy sànni ci taal bi ba Seydina Jibril alayhi salaam ñëw ndax da nga am aajo mu ne ko bu dee ci yàlla waaw mais bu dee ci yow déedéet mu ne ko waaw acca kon nag ci yàlla ñaan ko mu ne xam bi mu xam sama xaal doy na ma ci ñaan ilmuhu bi xaali yakfi an as-su'al xam bi mu xam sama xaal doy na ma wala mais loolu yëpp ay xaal la du tout le temps ngay mel noonu parce que moom ci jëmmi boppam am na yeneen moment da ngay gis ci alxuraan muy ñaan ci alxuraan bari na ci ay passage yoo xam ne daf ci doon ñaan maanaam nga gis ne kon yooyu ay xaal la du nit ki tout le temps danaa xam bi yàlla xam sama xaal doy na ma ci ñaan parce que ñaan tamit beneen partie la ci jaamu yàlla gi mais xaal boobu bu dikkee tamit àndal ak xaal boobu nga wéeru ci yàlla loolu ci bee xeetu tawakkul la bokk voilà voilà mais war a ñaan toog fii di jàmbat rek loolu moo bon voilà loolu moo bon d'ailleurs mooy li suñu Babacar doon wax radiyallahu ci ñaanam ci kiiwam boobu gaa yi doon ko jàmbat affaire crise bi problème yu metti yooyu ba mu laan wax naan bàyyi leen di jàpp boo xoolee xasida bi yëpp mooy bi mu def arab wolof xasida bi yëpp ci presque ci loolu la voilà d'ailleurs am na ci bayit bu mu naan bu mu walaat dafa répété waxu yent bi sallallahu alayhi wasallam inna du'a silahul mu'minina ajal bu leen ko xeeb te di soow guddi yo ak bëccëg yo xam nga yent bi sallallahu alayhi wasallam wax loolu la ne ñaan mooy jaar ci jullit armu jullit mooy ñaan mais bu leen ko xeeb nekk fi rek di soow guddi yëg bëccëg gi guddi yëg bëccëg gi tout le temps ngay nekk di jàmbat rek di soow rek maanaam soow xam nga soow quoi kaas di respecté alors que amoon nga benn arme te mooy nga ñaan le temps bi ngay toog naan noo dëkk bi da ngay waaru affaire yi doxul noo affaire dafa metti maanaam temps boobu nga doon préoccupé wu ci di wax loolu mais tàllal ko ci sa loxo ci yàlla nga ñaan ko loolu moo ëpp doole quoi loolu moo gën a bénéfique ba pare am na beneen problème bu nekk ci di jàmbat ci jàmbat beneen problème bu ci am mooy day yokk naqar maanaam ndax day tax nga gën a comprendre maanaam day tax nga gën a comprendre problème bi ampleur bi quoi ampleur problème bi day le fait que nga koy waxtaane day yokk gravité bi yàlla loolu moom pour faire ça yii yow da jaagu dal la voilà voilà ba pare day tax affaire boobu mooy des quoi le fait que nga koy wax mooy des ci sa xol affaire bi
problème bi mooy def dootoo nekkati ci esprit wu libéré wu ci problème beeg yooyu da ngay nekk ci esprit wu affaire bi metti na affaire dafa doy waar affaire yi ci pexe amul voilà ci état d'esprit boobu ngay nekk. voilà waaw wala comme li sëñ la bi wax léegi mais yow de jàmm dal la voilà et cetera donc loolu moo tax il faut toujours voilà il faut di ñaan tam am di bañ di kii te ñaan ci jëmmi boppam jaamu yàlla la xam nga loolu mooy beneen affaire bi ñaan ci jëmmi boppam mooy d'ailleurs moom mooy synthèse jaamu yàlla yi ñaan mooy synthèse jaamu yàlla yi donc au lieu ngay jaas di jàmbat ñu ñaanal te lu yàlla manul amul voilà annahu laysa mahrabun siwa babuka xam ni madattu yu dayat yi ba ma xamee nii ba ma leeree ni awma beneen yoonu beneen feneen fu ma mën a jaar ba rëcc amul feneen fu ma mën a jaar ba rëcc lu dul sa buntu bi yow yàlla ci laa nag tàllal sama ñaari loxo yu tuuti fii ñaari loxo yu tuuti yii waaw tàllal ko loxo yi voilà comme li hadith bi wax rek yàlla am na kersa ci nga tàllal ko ay loxo ba pare mu delloo ko noonu ci zéro yàlla du def loolu moo tax am na sax ci moo tax aarif billahi xam biñ xam affaire boobu ni mu màggee moo tax da ngay gis léeg-léeg mën nañu toog sax jékki-jékki rek daal di tàllal seen loxo duñu wax dara dañuy tàllal rek seen loxo yàlla nii rek daal di bàyyi parce que xam nañ ne bu ñu ko tàllalee yàlla du ko delloo ci neen ci zéro li yent bi wax salaam yàlla du def loolu voilà bàkkaar voilà wala yéegiti la ci loo xamante ne voilà yéegoo foofu mënoo ko woon a am lu dul loola moo tax tout le temps njëriñ la mais ñu comprendre rek que ni yàlla mooy doxal mbir yi et que xaqiiqa boobu boo comprendre rek lépp leer moo tax fa kullu xarakatin lépp lu yëngatu ak bépp yëngu-yëngu bokk wa sukunin akuk dal fil wujudi ci nekk te fi foofu loolu ilaahiyatun ko buur yàlla bii dëgg la tout est divin un mouvement voilà position stationnaire lépp ci yàlla la jóge lépp yàlla la tout lépp ci yàlla la jóge li annaha ndax yooyu yëpp yëngu gee dal gi bi yadil xaqi ci loxo yàlla bi yadil xaqin ci loxo yàlla moom la amee ci dëgg wa saadiratun te dafa jóge am xaqin ci dëgg mu yàlla mawsuufun te dañ koo melale bi annahu ci ne moom ala siratin mi ngi ci kaw yoonu leer te yaatu mustaqim bay coo waral bi ixbaari ci xabaare ki nga xam ne as-saadiqu mooy ku dëggu ki al amiru mooy ki yàlla wóolu te mooy yent bi sallallahu alayhi wasallam moom moo ko nettali te ci alquran la jóge wala boog ci yent yàlla Huud alayhi salaatu wassalaam mi nga xamante ne moom mooy maanaam moom la borom bi doon wax ci làmminam ci lool ci aaya googu moo tax fa inna li wér bool mooy ar-rusula yenent yi alayhi salaatu wassalaam laa taqulu duñu wax ala allahi ci yàlla illaa lulul maa loo xam ne taalamu dañu koo xam minhu ci yàlla liñ xamee ci yàlla maanaam yenent yàlla Huud alayhi salaam bi muy wax loolu ne amul benn mbir lu dul ne yàlla moo ko jàpp ñëpp ci jubbu bi di xëcc di diiri mooy dawal lépp et que sama borom subhaanahu wa taala ci kaw yoon wu yaatu te leer te coowooral la ne maanaam loolu
loolu yenent bi yàlla Huud bu ko waxee alayhi salaam te moom mu bokk ci yenent yi te yenent yi alayhi salaam li ñu leer mooy ne duñu waxee ci yàlla duñu wax ci mbiru yàlla lu dul lañ xamee ci yàlla fahum ndax ñoom yenent yi alayhi salaam a'lamul xalqi ñoo gën a xam ci mbindeefi billaahi ci yàlla ñoo gën a xam yàlla ñépp waaw mu ne walay sa amul nag lil kaw ni ñeel nekk ci fi ma'ziratan akuk njéggal ak ngant ma'ziratan ak ngant aqwa bu ëpp doole min hadhihi ci lii waaw mbindee fi amuñu ngant bu ëpp doole lool parce que comme que lépp ci yàlla la jóge lépp yàllaa ko doxal loolu ngant bu rëy rëy la fa min dafa bokk ci rahmatil rusul yi yërmandeeg yeneen yi alayhi salaam bil xalqi ci mbindeef yi tanbihul xalqi mooy leeral gi ñuy leeralal mbindeef yi ala misli hada ci lu demee mbir yi nii ci lu demee nekk mbir yi leer la fekkee yeneen yi alayhi salaam di ñu leeralal mbir yi loolu dafa bokk ci seen yërmande wala ma ba nga xam ne xakaaxaa nettali na ko nag alxaq buur yàlla anhu ci moom yeneen ci yàlla Huud alayhi salaam kay bu ko defee yusmi'una mu digtal ñu maqaalatuhu waxam jooja alim naa te ñi ci la ñuy xamee ne an na naka zalika loolu kat min rahmatihi ci yërmandeem la bokk yërmandeem dinaa bi ñu yërëm ñun xaysu ba nga xamante ne arrafanaa xamal nañu bi misli hada ci lu demee nii lu demee ni mbir yi mi fa kaana mu daa di doon nag taarifu xamal gim ñu xamal iyaana ci ñun bi maa ci li nga xam ne xaaloo wax na ko rasuluhu yenentam boobu sallallahu alayhi wa sallam ne bushra ak mbégte la ak bégal la plutôt bégal la minallahi bu tukkee ci yàlla la naa ñeel ni min qawlihi te bokk ci wax jam wax ne ci sourate Yunus aya 64 lahumul bushra fil hayati dunya lahum ñeel na leen al bushra ak bégal fil hayati dunya ci dunduk àdduna gi wa kaanat te mu nekk nag al bushra bégal googu min kalimatillahi bokk ci kaddu yàlla yi mu indi ci alquran te wala tabdila amul ak weccoo li kalimatillahi ñeel kaddu yàlla yàlla du changer waxam kon xam nañ ni borom subhanahu wa ta'ala yërëm jum ñu yërëm ci la ñuy xamee ni yërmande yàlla dafa matale lépp parce que dara mënul soppeeku mooy comme ni nga wax léegi ci la ñuy xamee ni ndekete même safara am mi yii fiir yi sax ndekete ci yërmande yàlla lañ nekk ñoom sax ndekete ci yërmande yàlla lañ nekk sauf que yërmande la boo xamante ni gis gi ko nit ki gis dafa gën a jafe te yërmande gi ñuy mën a gis ka nekk àjjana nañ ko yërëme fi mu tollu tey pauvre bi gis gi ni gis ne yàlla da koo xéewale moo gën a jafe que riche bi bu dee riche bi am na ay bët yu bëtu xol maanaam bëti xol parce que léeg-léeg it ñu defal koy xéewal yu yaax mais du gis ne yàlla da ko xéewale mooy li dal boo xoolee réew occidentaux yëpp ñoom léegi looloo leen dal ñoom ñëpp presque mais ci ngay xamee gravité wu maanaam kiiraay bi maanaam voilement bi ni mu méttee ci yu mel noonu nga ko xam maanaam gis nga xéewal bu gis nga ci xéewal yi ñuy jàllar bi ko guddi bëccëg suba ngoon gis ngeen mais ànd ak loolu yëpp ñoom jàpp nañ ne fi mu tollu ñu ngi waaj a al ngir ne xeetu problème yu dul jeex ñu ngi ci ne ci ngi gis ni mais kiiraay yi ni mu méttee en fait voilà waaw mais maanaam non c'est que loolu moo garaaw en fait mais loolu kiiraay moo koy waral en fait kiiraay la moo tax doo gis xéewalu yàlla jamais moo tax kiiraay moo tax te kiiraay yu gën a mag mooy kéefër moo tax gis nga yàlla boo am na fu mu koy waxee ci sourate Saba su ma juumul mooy dëkk yooyu qaryatan aminatan ta'ti rizqaha ragadan
dim naan après mu ne fa kafarat bi an'amillahi fa albasaha libasal xawfi wal ju'i bima kaanu yafqun dëkk joo xamante ne la dafa amul sécurité wërsëg yi di jóge fu ne di ñëw di taw di wàcc waaye nag ñu weddi xéewalu yàlla bi maanaam di jàmbat di kaas affaire doxut kii nangam léegi xam nga nu ñuy def yàlla ne fa albasaha ma solal dëkk ba nag léegi libaasal xawfi wal ju'i yéere ragal nag léegi insécurité ak wal ju'i ak xiif léegi nag ñoom ñu xam loolu lan lay tekki te bu ñu deful attention looloo ñu dala parce que affaire yaa ngi dox ngeen di dugg mais xéewal gaa ngi am nga ni amul man waxuma la sax Europe même mais man Afrique laay wax waxuma Europe de Europe moom dañ ko jëlal ak Amérique ak yooyu Afrique affaire yaa ngi dox gaa yaa ngi gaa yi léegi kër yi ñëpp am nañ courant wala presque matériel yi koo gis kër goo dugg am nañ télé wala sax am nañ ñaari télé wala yenn yi télé yi ci néeg bi ak télé bi ci digg saal bi frigo gaa yaa ngi koy am mais nañ dellu rek ñun ñëpp xam nañ may wax 20 ans ci ginnaaw mais ñun ñii ñëpp daal mais voilà dañ daal di glace waaw voilà ay xoolal loolu xam nga ni mënoo ko imaginer loolu ci am climatiseur non mais c'est vrai yooyu mais c'est des choses yoo xam ne daanoo ko imaginer il suffit que nga dellu ne 10 ans 15 ans ci ginnaaw doo ko imaginer koo gis mi ngi yor téléphone portable di balancer courant bi sauté ñu ne affaire bi baaxul normal mais c'est normal parce que matériel bi moo bari léegi te même avant de daan couper te gars yi du vraiment gars yi def nañ man pour courant bi baax affaire bi nag matériel bi nag moo bari nag nañu wax rek affaire aussi matériel nag léegi dafa gën a bari aussi population bi yokku mais affaire bi day gën a métti gérer mais malgré loolu quand même gars yaa ngi am courant te kër yi léegi ñëpp xëcc nañ pour nga dugg fi mu toll benn dëkk boo xamante ne dëkk la bu am plus de 5000 habitants nga xool ko Sénégal ba pare nga gis ko kër yu amul courant dañ leen di wàññi waaw ak ndox mi waaw dañ ko daan def ci robinet ñëpp dañuy rang waaw toog xaar mu ubbi waaw ñu daan def kànnaar yooyu waaw voilà waaw ci robinet bi loolu yàggul daal robinet mbedd loolu lañ ko daan tuddee robinet mbedd yooyu yaa ngi koy fàttali suñu kii bi voilà mu ngo waaw si kër yi sàkket yi ñuy dagg finditeer di defar ay façon finditeer parce que kër yi ay sàkket la woon yooyu yàggul dara loolu yëpp amatul ñu ne xéewal amul affaire dafa gën a metti baaxul au moins gaa ngi lekk ceeb te avant non mais avant gaa yi daan lekk ceeb ku ko lekk gis nga wax sama te loolu du suñu génération maam yaa suñu génération papa yi la buñ doon lekk ceeb moo avant ñoom ñu ngi dund de toute façon ba léegi bu ñu lekkee ceeb du ñu raxas parce que dañuy jàpp ne bu ñu nee seen moroom yi ne ceeb lañ añee tey gars yi duñ ko gëm duñu raxasu pour ne ah bon ni waaw ñu ne xeeñtul nga daal xeeñtu gis ne ceeb nga lekk gars yi di la xool avec admiration waaw mais man sama ñoom papa am loolu la sama papa ñoom biñ nekkee xale loolu la wax si mais mère bi bu fi nekkoon sax dina leen ko mais Aminata Kamara ñoom tamit loolu la effectivement ñoom tamit loolu moo leen dal
ñoom biñu nekkee xale ñoom ñu ñëw waaw te xam nga tax koo nekk mag noonu waaw année 50 yi la waaw 50 60 plutôt waaw année 60 yi waaw mais même boo jëlee année 90 yeeg léegi man maa ngi fàttaliku mais ay 98 ay 80 ba année yooyu mais gars yi mais mbedd mi da nga daan romb par exemple théâtre gars yi bu ñu ko daan seeta mais dañ daan génne télé yi ci biti pour nit ñi ñëw génn ñëw bëri parce que kon bi gars yi doon nañu am télé waaw mais waaw mais dafa yàgg lool mais si et cetera mais xéewal gi quand même am na quand même voilà voilà ak kii ak bëgg luxe bu ak bu yokk bëgg luxe bu yokk si mais ñun suñu oto yi ñu am 500 suñu papa yi xalaatuñ ko woon da ngay gis sax kër maanaam bu amee ku ci am oto loolu mooy signe bi wane ne kii ci riche yu mag a mag yi la bokk wala seen kër daa am frigo ñoom seen kër dafa am frigo mooy ne ci riche yi la bokk voilà parce que dañ leen di woote voilà waaw te loolu yàggul ah début année 2000 waaw da ngay woo kër diw pour ñu dem woote seen kër pour ñu dem ñu wuyu leen ngay da ngay parfois sax da ngay couper pour woote waat ñu ñëw wuyu si la yow yooyu fekki woo leen wala voilà téléphone kii cellulaire lañ ko daan wax mooy téléphone portable ba muy doog a am mais moom la gaa yi daan dosé moom la gaa yi daan dosé ku ci yor téléphone portable mi ngi mel ni sa way or nga yor mais yooyu yëpp di ay xéewal waaw waaw mais léegi lii lépp am ñu ne affaire yi doxul affaire yi ñu ngi dox kay mais bu baax a baax c'est rien que tey boo duggee ci suñu salon yi ci suñu âge suñu papa yi am ñu woon salon yu mel noonu xalaatuñ ko waaw seen kër baay la ñuy dëkk waaw ak yeneen donc voilà bu kenn ne affaire yi kiiwut ah non affaire daa gën a neex sauf que le fait que gisuñu ne affaire yi dafa gën a neex loolu mooy jëmmi mbugal bi tax affaire bi gën a neex maanaam yëg-yëg gi ñuy yëg ni dafa naqari mais moo tax suñu parents yi ñoo ñu gënoon heureux ci côté boobu parce que ñoom lu tuuti loolu dañ daan gis ne dafa bari mais da ngay wax benn affaire mais xel yi moo dul dem ci ne lii mën naa ne xam nga am na benn jour ñu koy wax fii du woon fii booy kër ñoom seen jibi la woon ci mais daayira la woon mais par exemple léeg-léeg da ngay gis par exemple ñun boobu exemple dama joxe ñun bi ñu nekkee xale kër gi ñu dëkkoon université benn néeg la woon après mu am en fait mooy xam nga rek pavillon marié université foofu xam PM yi xam na lool genre studio la quoi mais foofu lañ nekkoon ñun waa kër gi yëpp ci kër foofu lañ dëkkoon ci
déedéet ci benn studio bi te sama papa amoon na ay rakkam yu fa nekkoon dañ daan am ay gan ci même kër googu lañ daan ne mais affaire boobu mais musul créer questionnement mais am na après am na ñu doon way loolu non c'est que man ta ne ndax ci affaire boobu dafa met mais li yàlla di def naan way léegi xam nga xel yi dañoo kii lan moo soppee moyens yeeg yooyu non man leen mentalité yi la mais nanguwuñ ko woon maire yi nanguwuñ ko woon mais yàlla dafa def lundi bi xam nga dimanche la daayira bi lundi bi journal France 2 ñu wane migrants yi ñi nekkoon Calais boobu yow ñun ñoo ko doon seetaan na dox ñu wane migrants yi am booy tubaab yoo xamante ne ay étudiants lañ amuñu dara seen bourse bi ñu leen jox pour ñu war cee jënd seen matériel bi ñu war a jànge ouverture yi moom la ñu ñëw jël ko pour jox ko migrants yi ñëw di leen dem jàppale ci defar affaire yi di defar seen fi ñu dëkk ak yooyu ñu laaj leen ndax da ngeen am moyen mu ne amuñu moyen mais dañoo xam ne rek ñii ay nit lañ te mun lay war nañ mën a jàppale nga gis ne problème bi yëpp problème mu état d'esprit la du problème mu matériel problème mu état d'esprit la problème mu état d'esprit la mais suñu imagination mu munul yegg ci ne sama 1 euro bii ma yor mën na maa doy man damay jàpp ne 1 euro bu ma ko yoree mais mënuma ci dara 1 euro lu ma ciy jënd alors que 1 euro mën naa ci dara quand même en tout cas mën na tax ba tey du ma dee ak xiif mais parfois c'est que loolu moom moo tax abondance bu bari maanaam xéewal gu bari bu bari bu fekkente ne àndul ak tarbiya maanaam yaru ci yoonu yàlla loolu dafay indi yàqu te day indi weddi xéewalu yàlla te dafay indi maanaam xeetu sànq lay indi en fait si abondance bi quoi voilà le fait que ngay jàppale woy sawaay fii comme par exemple fii ñu ngi fii laaj 10 euros mais lu tax sawaay amul 10 euros yu mu joxe maanaam question lu tax sawaay moom man ta joxe 10 euros yooyu xam nga d'accord waa ji mën na maanaam yow c'est parce que état bu fooy questionné woo ci 10 euros yu ma mën a joxe état boobu da nga ko weesu mais ça fait des années-lumière maanaam léegi fàtte nga ni nit mën na am problème boobu loolu tax empathie bi nga war a mën a am maanaam ak yërmande gi nga mën a am ci nit ki nga xamante ne moom amu ko day dem ba mujj day dee ci xol bi maanaam doo comprendre nan la nit mën a def ba amul lii alors que am na ñu ko amul te possible na te ni nga demee yow ba weesu loolu yàlla loolu la ci mën a delluwaatee ah. oui waa si xam nga fi mu toll am na ñoo xamante ne maa ñu ngi doon waxtaan benn ba am na ñoo xamante ne jàpp nañ ne nit daal dëgg nag toog am maanaam amut lu mu añee wala lu mu ndékkee loolu daal amu fi non loolu nag ñëpp ko am waaye xam nga nag loolu di waay déedéet waaye mais am na ñoo xam ne amuñu lu ñu ndékkee waxuma la añee ndékki rek amuñu mais te loolu dafa extraordinaire en fait dul extraordinaire lu ñu mën a comprendre la ci nit toog amul lu mu ndékkee loolu lu ñu mën a maanaam dafa warul woon a nekk luñ naan lu tax ak ay yow poser question déedéet nan la ñuy jàppalee ku amul lu mu ndékkee loolu moo waroon nekk question bi mais lu tax amu ko mais comment ça fait loolu ndax mën naa ne ndax amati na déedéet am na la question n'est pas là nan lañ leen di jàppalee bañ génn ci loolooy question bi
te sax loolu du question bu metti parce que bëri na ci ñun ñoo xamante ne fi mu tollu weer wu dee danañu lakk 50 euros yoo xamante ne ci maani foro lañ koy lakk ci ay affaires yoo xamante ne vraiment du dara waaw damay wax rek ni mu wax loo xamante ne da ngay romb benn affaire rek daal di waaye sa affaire tem ko jënd waaye rek daal di doon kii parfois sa carte bleue bi ngay dugal rek du composer code bi affaire bi jàll bien après ngay yëg ne ah oui ça kii bi amoon na génnoon na de c'est affaire bi 50 mois mais 50 euros yi fu mu jógee ah d'accord li ma jëndoon keroog la mais code bi rek maanaam doo ci siiw parce que nekkoo ci moment boo xamante ne da ngaa nekk ci restriction budgétaire bu metti parce que jàpp nga ni situation voilà ça va quoi ça va mais mën nañu comprendre quand même koo xamante ne nekkul ci situation yow koo xamante ne c'est totalement à l'inverse tey 1 euro bu ko jëlee dugal ko foo xamante ne du noonu mais il va le regretter amèrement mais bëri na te dafa bëri monsieur Ba waaye ga nga xamante ne da ngeen di tànn sax façon jën yi ngeen di lekk xanaa rek waaw non mais c'est vrai dama ci doon waxtaan ak ñoom man ne affaire man leen xaw ma tilapia waaw tilapia laa jëndoon naan wo non tilapia ñun duñ ko lekk quoi parce que tilapia non tilapia da ngay waaru mais waaye saa yi mënoo ñëw fexe wax loo ba ñu lekk tilapia moom da ngay wax parce que du jëlu li ci ñoom mais c'est maanaam man comprendre naa ko graw la comprendre naa ko mais nag man xaal boobu laa toll maanaam mais c'est pas négatif mais c'est juste pour dire que ni maanaam nit ñi dañuy wuutee léeg-léeg moo tax après loolu laa leen wax ni leen noomee c'est que état d'esprit yi moo dul benn état d'esprit yi dul benn voilà du te état d'esprit yi li tax du benn dafa dépendre mais pourtant boo leen ko waxee dañuy foog ne xëy na da nga leen kii mais non dafa dépendre aussi ci moyens yi ngay am na moyens yu may am mais effectivement tilapia kenn mënu ma koo lekk loo mais c'est vrai am na moyens yu may am mais du ma jël train avion laay jël hélicoptère laay jël privé jet privé laay jël parce que moom samay moyen moom ko may bu ma gisee kuy reyante ci avion yi di jënd billet di fay ay di place di jël place économique yeeg yooyu mais daf may jaaxal am na fi de waaw xam naa ko aéroport boobu bi fii waaw gars yi dañuy am soxla léegi war a dem Paris woote nee leen maa ngi ñëw dans 10 minutes tànn na avion waaw ñëw léegi dem waaw kii waaw mais loolu état d'esprit la xam nga tey fi mu toll avion taxi aéroport bureau mu ngi wax ne avion taxi waaw dañuy ñëw rek kii na nga moyen rek avion taxi wala jiw rek maa ngi leen ñëw woo gars yi waaw wala costume 36 000 euros yi ñu doon dégg mais xaw ma ñetti costume la ñetti costume ñooy def 36 000 euros mais xam nga loolu tey man fi mu toll sama junni xalaat lu jënd costume boo xam ne boo ci amee ñett mu nekk 36 000 euros loolu moo ko def xam nga loolu man du ma ko def mais état d'esprit la parce que am nga ko maanaam nit ki tamit duñ ko ŋàññi ci li nga xam ne maanaam moyen moom moo ko yóbbu ci xalaat boobu mais liñ ko mën a reprocher mooy le fait que du jeex tout le temps ñi ci suuf loolu lañ ko mën a reprocher mais pas parce que dafa def dépense yu ci yooyu déedéet voilà moyen moo ko may loolu comme ñun ñëpp ñun ñu dara kenn ku nekk ci ñun fi mu toll di nga jënd loo xam ne leer na ne am nga mbokk yoo xamante ne bis buñ ko yëgee danañ la mere waaw fauteuil yu 1000 euros
nga jënd ko te sa mbokk yëg am nga mbokk yoo xam ne moom bis buñ ko yëgee dinañ xam ne photo yi 1000 euros waroo ko woon a jënd waroon ngaa jënd rek chaise bi kii nii parce que xaalis boobu man mii ni ma ko soxlaa doon na ma jàppale ba année bi yëpp sama coono yi ma nekkee mu wàññeeku ah mais voilà mais le fait que problème bi nekkul ci jënd photo yi 1000 euros bi problème bi fi mu nekk mooy gannaaw ba mu ko jëndee le fait que gestu wuloo ni am na ci suuf quand même ñoo xam ne waroon nga leen di mën a jàppalee quand même tuuti foofu la problème bi di nekk après voilà kon peut-être dans opulence bi ñu nekkee quoi. voilà maanaam par exemple su ma delloo Sénégal. suñu kër ñu nag sànq siwo. jël sangu. ñetti fan yu njëkk yi siwo bi du ma doy mukk. waaw ñun ñi jëm wala suñ ko non ba pare day sedd ba pare ndox mi day sedd voilà waaw ba pare day sedd du tàng ndox mi voilà ak yooyu yëpp donc ah ah si il le faut. man sama papa bi muy immigré ci Dakar di jóge Fouta di dem Dakar dafa dox ba foofu oto amul. waaw xam ñun ñii di xel li si 100% pur ci xam nga ñu ni boo xam ne dañ koo prêté mi ngi waaw ma xool xam nga ni loolu xéewal mais dañ ko war a sant yàlla wuute nag nga nekk ci xaal boo xamante ne saa waay waxuma la ji bi mais boisson yi soo kii boo amee bu ñu amee gan ba am gan rek nga koy gis ba pare par tuuti lañ la ci mosal dañ koy daw boo ko tegal mu ne ma baax na. waaw waaw. waaw sëñ bi ñu ngi ci xéewal nag mooy daal nañ sant yàlla daal nañ sant yàlla waaw nañ sant yàlla te xam ne ñun nekkuñu ci yenn kii quoi situation yi ba pare surtout nekkuñu ci yenn problème yi parce que boo jëloon avion daw 3 heures de temps rek wala 4 heures de temps mën ngaa wàcc ci dëkk boo xam ne instant bi ay bomb nga fay sonné ay bomb nga fay sonné si waaw nga romb ay nit ñoo xamante ne dañoo tëdd dee te bari na ci nit ñoo xamante ne bu daa bàyyi bu dul nit ñëpp musu ñoo gis parfois ku ñu dóor bal mu dee bari na ci nit ñu ko mës a gis am na ñoo xam ne loolu seen bii ci loolu rek la ñuy dund ñu dóor bal ñu dee rek la ñuy romb ci mbedd mi voilà ci télé bi keroog dama gis benn ay boy syrien ñoo xamante ne seen fo yëpp mooy di fetal di dóor pistolet di làqati di dóor parce que loolu rek dañ xam mooy guerre biñ juddoo daf maanaam boo pas biñ juddoo mais bi ñuy xàmmee en tout cas dañ dafa fekk xeex bi tàmbali xamuñu leneen kooku diñ ko jox ceeb wala pat mu naan la néeku kooku xamul loolu te ñun dañuy tànn plat bii daal lan nga bëgg tey ñu togg ko non plat bi moom vraiment suma sañoon non teggoon lay waaye soit boobu nga am sant yàlla la de privilège bu rëy la xéewalu yàlla bu mag la si nag am naa choix wu tey ñamu soow moo ma neex voilà suba ñamu voilà bon xam nga fii riiral jën gi ginnaaw suba nga ni toggal ma ceebu yàpp wala mais loolu xéewal la goo xam ne gis nga ku ko santul ah non ku ko santul gis nga li amoon nañ suñu benn kii mbàkki bu so naan gis nga siyam bii képp ku ko yàq ku ne mu la yàlla jàppe non dana la mbugal quoi xam nga loolu voilà
waaw sant yàlla naan suñu attaaya naan suñu kii toog fii yaa ngi dégg bu seddee ñu taal chauffage bi bu tàngee dégg nga ñu ubbi parenthèse affaire yi féex mais sëñ bi xéwal la di taal lampe bi yor frigo à côté waaw di defar café suñu neexee ñu ngi attaaya di naan boisson bu sedd waaw te attaaya bi ñëpp dañuy naan ku bëgg rek ku bëggul rek moo dul naan mais ku bëgg ku ne mën ngaa da nga naan du attaaya boo xamante ne dañ koy beral muskala waaw voilà wax nañ sant yàlla sant yàlla dafa baax nañ sant yàlla voilà nañ sant yàlla voilà bari na ci ñun ñoo xamante ne am na yenn feebar yoo xam ne xamuñu ko musuñu ko dégg wala parfois duñ ko wala buñ ko déggee dañ ko ci dégg yi la ñam musuñu koo gis et cetera voilà bon da ngay faju wuute nag foo xamante ne boo feebaree fii fay xaalis bi ñëwul duñ la faj fii xaalis bi ñëwul duñ la faj waaye ñu hospitalisé la nga mën a faju tranquillement après nga génn dox sa dox amul benn problème bu nekk ci ginnaaw loolu yëpp xalaatoo affaire bi ñaata lay jar xalaatoo prix wu maanaam feebar bi fa feebar prix wu faj gi ñaata la xalaatoo ko. man nijaay sax bu ñu wax ne bu nekk Italie mu doon expliquer benn kaaw benn mère bu ñu ñëw Italie pour faj benn piqûre bu ñu koy def benn bi rek 1000 euros la jar mais xalaatu ko sax pour faj parce que hôpital bi comme mooy noonu voilà benn bi kese 1000 euros la jar waaw mais loolu hospitalisation yi waaw journée waaw man am naa sama copain bu doon ci Sénégal jamono ji mooy day ñëw régulièrement moom dafa am feebar boo xam ne mais sécurité ko jël en charge à vie mais paquet comprimé bu nekk rek 800 euros la benn ba te bu ci nekk 5 lay def 5 comprimé da ko war a jël tout le temps à vie. waaw mais le fait que ngay mën a fajoo noonu te amul problème loolu mooy xéewal ba pare faj gi nekk aussi faj gi nekk parce que am na nu mu doon dale sans ma du survivre benn jour de plus si le fait que li koy faj ne bi dama war a dem bloc opératoire ak moom suba gars yi mais xam naa gannaaw waat suba dinaa génn 2 jours laa fay def ba pare jàpp ne dara du la dal ngir sa xel dal na parce que xam nga ni médecin bi lay faj dafa compétent sëñ bi loolu xéewal bu rëy rëy la si xam nga ñun buñ demee ba am naa maanaam am naa oto nekkatul looy waxtaane xam nga fi mu toll ñu bari ci jotaay bi am nañ oto mais en fait bokkul ci li ñuy waxtaane quoi maanaam bokkul ci sujet yi nga xam ne dañ naan saa yi kii dafa am oto de non du li quoi voilà maanaam du loo xam ne boo dawalee sa oto ñu ne saa waay affaire bu baax na de waaw wala booy seet xale yu jigéen nga yóbbaale oto waaw léegi nag après nag waaw mais jëm ñu oto rek moom voilà waaw c'est vrai que parfois ça dépend ci ban xeetu oto la am na oto yoo xam ne boo ko dawalee waaw dina nekk tam en tout cas dinañ ko xool buñ ci waxul it daañ ko xool voilà mais daal c'était juste pour souligner xéewal yu mag mais du jeex yére yi suñu yére yi da nga gis suñu yére yi léeg-léeg da nga dañuy toog at wala ñaari at yoo xam ne am na yére yoo xam ne duñ ko sol te il suffit que nga jël avion 1 heure de temps rek wala 2 heures de temps dem foo xam ne gars yi sawet benn yére la ñuy sol wala 2 yére 3 yére la ñuy am pour année bi après jeex na dàll yi ak sac bi muy àndal bu dee jigéen ñi dàll yi ak sac bi muy àndal nga gis ci dañ ci am ab placard lumb loo xam ne loolu rek la maanaam loolu yëpp ay xiiwal la
mais duñ ko xam quoi génn sa kër rek dem doxi maa ngi dem place sàngam dellu si waat sa njortu noot ci ne yaa ngi dellu si waat amuloo dara looy ragaloo kenn ku la dóor bal nga dee ragaluloo dara moyen de transport yi et cetera yëpp ay xéewal la ne sant yàlla bu baax ñu am foofu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin